ñu ngi jéggalu ci retard bi voilà dañuy jéggalu ci tardé bi ñu ngi jéggalu ci retard bi voilà asalaamaaleykum wa rahmatullahi sëñ bi maa ngi ci live bi maa ngi soog a taal donc il faut ngeen jéggal ma pour mu mën a tàmbali waxtaan bi ok envoyé ma ko fii nii kon léegi nii kon yónnee waat ma ko léegi jërëjëf merci yónnee waat ma ko merci voilà donc gars yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay damay teg benn message bu émouvante ngeen déglu ko ci suñu yaay donc ngeen am loo leen comprendre ci suñu xeex voilà ok maa ngi gars yi ngeen jéggal ma il faut ma couper gars yi pour le moment gëmoo ni daal li ñu koy tuumal dara mu ca bu ni sama àjjana leeroon tey ma fanaan yomal xam dara mu ca Ousmane deful dara lu bon xamu ko kër baayam seet nañ ko waaye man kër ndeyam xam seet naa ko ndax Ousmane xamul lu bon gis nga xale bu lay toog ne ñu di ko wax màggal xumma màggal na biraan xumma mi ne woon ma ne man de mën a waxu ko gën yaayam mooy sama taawu baay topp ci Xadi Maali Ngom caat man may caat ñu topp ci yaay Ousmane Sonko ñu bokk ndey ak baay yow yaay ki ko yar pour ñu leeral askan bi ñuy seetaan yaay Ousmane Sonko ak yaay suñu yaay ji toog ñoo bokk ndey ak baay macha allah léegi nag bi mu amee ñaata at lañ non dafa doon dem di ñëw moom dafa daan dem di ñëw toujours bu dikkee toog ba saa yu ko neexee ndax sama doom bu góor si Mali dama ko jël jox ko Ziguinchor sama taaw 2 ans la ma xunc ko jox ko yaay Ousmane Sonko moom moo doon jàngal Ousmane Joola su papam dikkee ne ko ta fille là elle parle de vrai bouluf ndax comme ñun ñaar rek la ñu noonu la ñu mu sedd noonu la ñu finalement mu féete ci yow nga yar ko fii saa bu ne fii la ñu léppam nag fii la woon léppam fii koñ bi ku ne xam na ko suñu booba fii yëpp amul ndox fële laa root si tali bi waaye su ma jëlee paan mu jël si woo xale yi di ko tooñ naan ko ay Kumba Sonko mu leen bu sama ay dee root may root waaw. est-ce que fàttaliku nga ci bi muy nekk xale nit mësta ñëw xaritam bu góor wala xaritam bu jigéen ñëw di la kalaamee ko Moustam xanaa doomi ndey mi da lay joteel te kenn ki rek la ci daan joteel su dikkee naa ko dangaa tayale dangaa feeñaa doo nangoo liggéey doo nangoo nangam ñu ne ko yi di xuloo waaye nit ñëw kalaamee mu fii ne Ousmane ma def lii Moustam ci àddina sama yaay fii la nekkoon presque mu gaañu am na 105 ans ñu ñaar dong la jur nous sommes que 2 sœurs sama yaay ci boppam wulay matu sow moom mu ma jur Aïssata Samba ko jur Samba tukuloo dem bàyyi mag bi xëy njaayeen pen daaw wàcc tundu bawal ñu ne xamuñu dem juub lañu xam ay ci loolu jaay Abdou Jama Njaay mi xare woy ñoo bokk ñu Amadou gi rën xëri mu doon yónni ngelal di waxtaan ak ginne yi mooy borom sàq yu bari balaa sàq yi jeex tollee ñor amoon na xarala taaw ñett Ousmane day egg na Guinée Bissau ndax sama Abdou Jama Njaay Guinée Bissau la nekkoon ku ne dégg na soosey di ko way nag ku lamb yaa tey est-ce que bi coow li amee ba tey est-ce que moom ñëw na toog ak yow waxtaan ak yow ci mbir mi pour andi la ay leeral toogul ak man toppatoo ma ci sax loolu nag laajuma ko ci man xam naa nit ku ñëw soxla ko rek ci war maa dem te mu danaa wax ak moom waaye man la ma ca xam te mu doy ma xel aw ma ci benn liggéey bu amu ci benn loolu mel naqari kenn laaju may ndax ku ma lu ma fi waay jumba laaj ma ne teg lépp ci loxo yàlla rek ndax li jut na juddoo ndax da ngay gëm yàlla wóolu ko gëm ko te noonu danoo gëm yàlla wóolu yàlla ndax suñu famille yëpp nag du kër ndey du kër baay ku ci nekk affiche alxuraan nga ku ci nekk jàng nga jàngale nga Ousmane Sonko dem na ba 12e grand-mère am dem na ci les femmes de Nder ndax Modou Ngom sama baay Maram Touré ko jur Maram Touré Faa Ngom Jaañ ko jur Faa Ngom Faa Njawar ante gente gi tabar gi te ma di Fall Njaw ma ko di Jaañ jëmb aram Jaañ jaarataay ma des Nder 12e grand-mère am bokk na ci suicide les femmes de Nder Ousmane wul bu la gàccaay mën a jël ndàntam yaay booy fii nga xamante ni foofu la ñu bëgg a jëme sa doom moo def wala deful kenn xamul waaye nag yow en tant que yaay nee nga deful waaye fii nga xamante ni mooy foofu la ñu bëgg a jëme sa doom moom suñu président ak ñi mu àndal tey bu fa àggee muy nekk lu tiis ana lan nga ciy wax. la ma waxoon ci début ba rek gëm yàlla te wóolu yàlla te sama baay daan na ma wax ne la yàlla yoo jéemi te gànjol yàlla na yaa xam sedd daan na wax lu la jaaxal teg ko ci loxo yàlla jàpp jul te di ko ñaanal rek ak ñi mel ni man
te xam ne ne su pënd bu wuree dëggay mujj bu soobee yàlla te dëgg rek ay mujj aw ma ci nag lu may tiit nag moom wala yàlla xam ne na aw ma ci lu may daas fanaanal ndax xam naa ne xel bu demee ba su sotti du sebi xotaan gi mu duggee école du fi mu daan nekk du cité millénaire ga ma dëkkoon ak moom foo jaar baat bi benn la foo jaar Ousmane amul problème li may xul ak moom tey leen la rek yéen de yow yaag sa yaay da ngeen a mën a baalaate loolu moom laay meroog ñoom man na ku ma def ma def la Gànjool laa dëkk loolu moom yàlla def na ko ci man je suis rancunière waaw loolu moom yàlla def na ko ci man bu ma la mën a jot kay la nga ma def naa la ko delloo mais Ousmane loo wax man amul solo maire bu dikkee na ma ni ci suuf maire fii rek bu ñëwee ci suuf la tëdd toog fii ma ne ko yow boo nekkoon président yaay fa bere pale mu ne fii rek ma ne ko bëri na ko ma ne demaguma fii demuma fii bàyyi ma dem dox sama soxla mu ree daal ne bi lay maire daal Ousmane amul benn lu bon lu jóge ci moom boo demee si sa kër góor gi këram rek ngay dégg daara ay alxuraan di riir ca kaw waaw moom rek ngay dégg këram daara ay alxuraan di riir ca kaw ku jëkk ko doon neex nga indi sa doom mu jàng te Ousmane lay fay. gis nañu fële ca Casamance itam mu nekk coow li nga xamante ni nekk na Casamance xale yi Casamance mag ndaw ñëpp jóg tamit pour jàppale ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko fii aussi ci Dakar aussi kazalika yow lan ngay wax ci loolu. xanaa sant yàlla rek xam ne li mbirum yàlla rek ndax nun joxuñu koy dërëm pardon ndax amuñu lu jox kenn. lu ñu wot nag mun mooy dal ndax ñun ñi nga gis nii duñu xuloo duñu xeex duñu tooñit duñu sot du naa teb xeex fekkewul ko li ma wax fii moom la xeet di wax Ziguinchor man buñ ma ñëpp déggalee dal rek ak jàmm ndax Ousmane du dem mukk kenn demal xeex ak nit ndax mën ngaa dem ba dugal ci koo xam ne ki yoonam newu ca te loolu àq la àq boobu nag ñu dañ koy doo ba ñuy dee. yaay kon bu réew mi tàkkee ndax Ousmane la wala ki nga xamante ne mooy le président Macky. ñi ko jiñ la nag kooku moom maa ko wax ca kaw a kaw a kaw waaw ndax topp si gor te ko tuuma te tuuma dafa métti tuuma dafa métti waaw. am na ñoo xam ne mën nañu koo muñ waaye am na ñoo xam ne mënuñu koo muñ Ousmane nag ñëwul di kenn demal xeex wala demal xuloo nit ñi la seen xol tooy tolluwaay bu ñu toll ci moom ak mbaax gu ñu xam ci moom ak jub gu ñu xam ci moom ak yiw gu ñu xam ci moom ak tey gu ñu xam ci moom ba tax ñu kenn mëntu leen la ko téye waaye ñun xamul lu bon duñu wax lu bon suñu sañoon nag loolu yëpp duñ ca yàgg maa ngi def appel nag au chef religieux ñun Alaaji Rawaan nga mooy sunu maam ca Paal Alaaji Abou Sall ca Dimisra mooy sunu maam pour naa we ñu naaw Ousmane kenn du koy ba génne ko diggante jam-jam ngir man ndax maara Dimisra cosaanam ñun alxuraan la ñu xam ak daara xeexuñu xuloowuñu noo ngi wax nag kilifa diine yi ne leen ku atte ku dànkaafoo de danga atte ndax nit nag doo ko topp di ko acculé ba mu sës bu bañee sax ñooñam dañuy fipp te loolu la ñuy bañ loolu la ñuy daw dañ koy daw ba illaa yawmi diin teg ci ne Ousmane Sonko dem na ba Mali attention Moussa Sankharé mu jur sama yaay dàq naga ma koy dóor mu yëg si ba Bawol fanaan ba bër set nee na dëkk bi mu gis leer mu ne bii dëkk laay toog sama yaay taawam sama maam nag amoon na taw ndax moo doon sëy Njabi Fall ca taw ba festival borom këram gaañu mu jotee Rokhaya maa njare ba papaam gaañoo la ko sama maam mi jël Ousmane dem na ba Mali sama maam mi ngi juddoo dëkk bu ñaan Gajaba ci xaay man mi ma fa dem baayam mi ngi dëkk juddoo Nioro Lamidi Julbe naar yi na ko Trabel Bella suuf si weex sa ba yoon woowu laa doon préparé ak Guinée Bissau it maa ngi ko doon préparé ba sama cousin yi ne ma booy dem ñun ñëpp lu ñu war dinañ ko ci def ndax comme Ousmane commencé na politique te man dama mës a bëgg samay mbokk ndax lii ma xam tey ba di ko wax famille bi kenn xamu ko ci waaw ndax maa daan dem ak a dikk. ci kaw loolu li nga wax tout à l'heure muy wàllum kilifa diine yi gis nañ leen defe naa démb ngeen dem ci ñi nga xamante ni mooy famille njegéen dem fa ndax mënoon nañu xam lan moo doon waraloon tànk yooyu. xanaa lii rek waxtaan seen ñoom rek ñu dànkaafu rek ndax toog nag ndax koo fi gis rek am na kër gu mu jokk toog nag ba mu ëpp loxo koo nekk naan nangam ak nangam man de bu kër gi ku ma jublu ne ma nangam li may ñëw dool dinaa la gëj mbaa ma wokk la ndax dinaa fu ma ci mën sama tànk mën a yóbbu rek daa fa ànd ak xale yi dem fa ne leen ñëwuñu fi pour kalaame kenn ñëwuñu fi pour indi ay millions ndox amuñu ko ñëwuñu fi pour wax lu dul dëgg danoo ñëw. yow gëmoo ni daal li ñu koy tum. gars yi
maa ngi leen di ziyaare di leen jox seen wàccuwaay di ne ku ne di nuyu ku ne nag ci turam ak santam voilà yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ne ci turam ak santam di nuyu suñu kilifa diine aada di leen jox seen wàccuwaay waxtaan bi nag comme niñ koy defee toujours bu tey bi amaanaa sax mën nañu ne benn alerte la boo xam ne moom la ñuy sànni te li tax ma ñeme koo wax parce que dama am firnde ne suñu kilifa yi dañuy déglu ndax bis bu ne ñoom ñu wax ma ko wala seeni ay bakkanek wala seeni ay doxande wax ma ko ñu ne leen vraiment ñu ngi leen di déglu xibaar yu bari ci yéen lañ koy jëlee ci réew mi ndax xam nañu ne ñi nga xam ne mooy suñu taskatu xibaar yi jaay nañu seen ngor xibaar dootuñ ko génneeti xibaar bi ñuy génnee mooy xibaar bi nga xam ne moom mooy niinal seeni ceeb mooy xibaaru Macky Sall ak ay fenam ak ay tappaleem ak ay dóoram donc moo tax tey ñuy génnee message bi di alerter l'opinion sénégalaise mais aussi di wax ak suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada doo leen gisee ñu génnee vidéo bi tey ñu bëgg koo waxtaanee niñ koy waxtaanee nii c'est parce que fan yii Macky Sall dafa am benn doxalin bu bees bu mu jël mooy mi ngi jàpp doomu sénégalais yi di leen intimider di leen provoquer di fekk ay nit yu deful waxuñu ñu jàpp leen ne dañ leen di yóbbu prison di fekk ay nit yu defuñu waxul ñu jàpp leen di leen intimider ba ci université Cheikh Anta Diop la mujj démb parce que gis nañu président Ousmane Sonko ñëw fa démb ku bëgg problème da ngay tàggatoo ne gars yi maa ngi ñëw de bu ma ñëwee vraiment dinaa leen gis waaye Ousmane Sonko tàgguwul kenn bi muy dem université Cheikh Anta Diop dafa dem rek doxi soxlaam université bi jax tàkk gone yëpp jóg génn kenn sànniwul kenn xeer ñu dànkaafu Macky Sall ne boo ko laalee dinañu la dóor te ñun loolu ñuy wax mooy toujours mooy li ñu gëm newuñu Macky Sall boo laalee ak boo laalul dinañ la dóor dañ ko ne boo laalee dinañ la dóor donc Macky Sall bu fekkee xelam a ngi màcc moom xam na li mu war a def ba ñun duñu dóor waaye comme Macky Sall moom il est tout petit dans l'esprit xel mi du nàcc te amul xel maanaam na yaram bi màggee moom noonu la xel mi tuutee donc moom mu daal di jékki-jékki tey université gone yooyu nga xam ne ñoo fa yàgg duñu ay gone sax mag ña nga xam ne ñoom la ñu bàyyi ñu dëkk ci université bi ndax Sénégal dafa metti ñëpp xam nañ ko am na ay doomu aadama yoo xam ne tey ci université bi ba ñu paree jàng ba ñu war a paree jàng tey ba génn université bi ak léegi war naa mat ñaar fukki at ak juróom waaye ñu continuer bàyyi leen fa ba pare jox leen ay ngànnaay pour lan pour ñu nekk fa nekk ay étudiants wu APR maanaam ay étudiants lañu yoo xam ne nguur gi la ñu àndal ñoom am nañu ay jaas yi am ay cours tey sax génnee nañ ko ci nekk yaa yore sa jaas yi seere sa ndomb mu dëgër waaw naan sa morom dóoram mu ngi nii démb nag li nga waral lii yëpp di démb Sonko moo fi ñëwoon boo xoolee ñu ànd ak Sonko ak ñu ànd ak Macky Sall ñoo desee teg waaw waa maire national ñoo jàkkaarloo waa Sonko ñu ngi noonu ku ci nekk yaa ngi téye sa jaas yi seere sa ndomb gars yi ñu ngi àtte nag voilà mu ngi noonu et gars yi ko ngi daw parce que ay jaas yi moom gars yi moom daa mel ni ñu ngi woon ko. voilà donc li fa xew ci université mooy ñooñu ànd ak Macky Sall dañu gàddu ay jaasi jël ay jaasi indi ko di jéem a intimider xale ya nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak Sonko démb parce que li leen naqari ndeysaan dañ leen bett bi Ousmane Sonko di dem comme tàggoowul waxul kenn dara dafa dem rek xale yëpp ànd ak moom kontaan vraiment di artu kii nga xam ne moom mooy Macky Sall ne ko bu mu laal bu mu jege Ousmane Sonko ñun nag li ñuy wax suñu waxu démb la suñu waxu démb mooy suñu waxu tey ndax wax kenn du ko laam-laame bugguñu fee toog di laam-laame di wax ay wax yoo xam ne ñun ci suñu bopp gëmuñu ko déedéet Sénégal du tàkk bu Macky Sall laalul Ousmane Sonko donc ce qui veut dire que bu Macky Sall bëggul Sénégal du tàkk mais bu Macky Sall laalee Ousmane Sonko Sénégal dina tàkk donc ce qui veut dire que Sénégal bu tàkkee Macky Sall moo laal Ousmane Sonko donc ci calcul
Macky Sall toucher à Ousmane Sonko égale Sénégal au feu. Macky Sall ne touche pas à Ousmane Sonko égale le Sénégal est calme. Donc ci Macky Sall la dépendre lii xew Sénégal ci loxo Macky Sall képp la nekk. Macky Sall touche à Ousmane Sonko égale le Sénégal au feu. Macky Sall ne touche pas à Ousmane Sonko égale le Sénégal n'est pas au feu. Donc loolu ñun xam nañu déjà loolu. Préfet tey décrété na préfet Dakar décrété na état boo xam ne nee na bu ñu jaay essence détail arrêté boo xam ne nee na kenn waratul jaay essence détail donc ce qui veut dire que société Sénégal yi ci boppam du ñu dox ndax ñoom seen état essence ci bidon lañ koy def mën ko sotti ci seen ay groupe pour groupe yi dox. kër yi aussi pour mu groupe yi dox groupe yi nga xam ne courant bu coupé fi ñuy jëlee essence mooy ci gurtu yooyu di ko ci sotti donc may ne gone yi borom xel yi nag laay waxal bu seen groupe yi manqué essence wala ngeen soxla essence dugal leen raccord yi ci oto yi ŋàcc essence bi xam ngeen fi may waxee sama xale yi laay waxal man xam ngeen ni ngeen di def pour am essence ku ko soxla da ngay dem jël gurtu jël raccord dugal ko fa nga xam ne mooy réservoiru essence bi ma won leen ko déjà ngeen xam yoruma raccord nii waaye waroon naa yor raccord pour man leen ko won bu baax pour mu leer léegi boo bëggee sa essence bu manqué boo bëggee fekk oto nii mu taxaw boo xoolee lii du réservoir maa ngi leen koy won lii du réservoir donc réservoir côté bii lay nekk ci yenn oto yi donc boo ñëwee nii ci trottoir gis nga réservoir baa ngi nii donc da ngay dugal raccord ci biir réservoir bi nga ŋàcc ba sa bidon fees nga yolleeku dem sa yoon boo leen àndee ci ay scooter kenn supporter sa morom comprendre nga kenn supporter sa morom ngeen jël essence yi ngeen soxla dem def ci li ngeen ci soxla dem defi pour seen groupe électrogène yi dox donc dañu bëgg rek pour ngeen xam ne foo leen jaar rek incha allahu rabbi nous on va trouver la solution wax nañ leen ko ñun suñu wax soriwul Macky Sall touche pas à Ousmane Sonko le Sénégal sera en paix. Macky Sall touche à Ousmane Sonko le Sénégal sera en feu loolu leeral nañ ko léegi nag Sénégal bu tàkkee Macky Sall moo koy taal bu fayee Macky Sall moo koy fay bu tàngee Macky Sall ko tàngal bu seddee Macky Sall ko seddal mais ñun li ñu wax leer na te clair na te comprendre leen ne aussi sama xarit yi yéen ñi nga xam ne tey da ngeen di am problème taal seeni ay mat diluant aussi baax na ci diluant mooy ñooñu loolu menuisier yi di yor diluant baax na ci mbir mi dee leen jënd seeni ay diluant dee leen ko liggéeyee xam ngeen foo leen war a jaar doomu xaraam yi nañu xam ne que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom lii du mbiru Pastef du mbiru parparloo du mbiru Khalifa Sall du mbiru parparloo du mbiru Karim Wade du mbiru parparloo mais mbiru Sénégal yëpp la quand il y a des erreurs qui ont été commises dans le passé mooy erreur yi nga xam ne ñoom ñoo commettre dans le passé mooy Sénégal dañoo parparloo ba fàtte la nga xam ne moom mooy essentiel yi gars yi bu ñu mel ni Macky Sall fukki parti politique dafa baax ci ab réew mooy maanaam ku nekk taxawal sa kuréel bàyyi leen bëgg a seeyal ay kuréel ci ay biiru kuréel ku nekk war ngaa mën a am sa parti politique nga am sa ay partisans yéen ñëpp ngeen bokk ànd bu élection jotee ku nekk nga dem voteel ka nga xam ne moom nga bëgg ka nga xam ne moom nga wóolu ku nekk mën ngaa def loolu loolu yàqul dara ci démocratie démocratie dëggantaan njaay dafa war a am séparation maanaam dafa war a am ay parti politique yu différent ay doomu aadama yoo xam ne ànduñu te bokkuñu parti politique loolu mooy démocratie Karim Wade dafa war a mën a am parteem te mu ànd ci te ngeen bañ ko xeex ak moom di parparloo Ousmane Sonko dafa war a am parteem sëñ Mansour Sy Djamil dafa war a am parteem keneen ak keneen dañu war a am seeni ay parti politique te bu ñu amee seen parti politique nangul leen ko mais xam nga lan moo am te des mooy li ñu wone nii tey sénégalais yëpp solidaire ci ginnaaw Ousmane Sonko lii tekkiwul ne ñoom présidentiel Ousmane Sonko la ñuy votel déedéet li mu tekki mooy bëgguñu kenn néewal doole li nga xam ne moom mooy suñu démocratie sénégalaise bëgguñu kenn ku ko naxasal Macky Sall
lii mu nekk di def ci Sénégal tey buñ ko ci bàyyee billahi wallahi tallahi al azim fanweeri at ci kanam Amadou Sall mooy doon président Sénégal Macky Sall bu paree doomam la ciy teg boo leen ma gëmul ngeen dem ngeen xooli dëkk bu mel ni Togo boo leen xoolee Togo di ngeen xam exactement lan mooy dictature boo leen xoolee ay Togo ngeen dem xool yeneen réew yoo xam ne mi ngi ci àdduna bi ngeen xool tey par exemple sax bi leen gën a jege Côte d'Ivoire Alassane Ouattara tey 3e mandat nee na moom moo gagné à 98% rusul yeresul moom gàcce du ko rey genre nit ñi kenn du leen bàyyee gàcce arrêté ngeen di déglu ay nit ñuy ne bàyyi leen wala gàcce nangam nit ñu mel nii du ñu am gàcce c'est des francs-maçons démb rek maa ngi gis kenn ci ñoom benn vidéo porno mi ngi fi de vidéo porno de góor gu ne gàññaaral muy personnalité ci Sénégal ñu koy nampal ay cuccoom ci biir toilette mi ngi nii fii porno yónnee nañ ma ko kanamam mi ngi ci feeñ kanamu ka ko doon màccal a ngi ci feeñ góor laa la wax de waxuma jigéen de déglu leen ni may wax xale lu góor gu am ñaari xuuram taxaw ci biir toilette ñu koy màccal ay bagaasam mi ngi fii personnalité sénégalaise sama diggante ak yàlla mi ngi fii personnalité boo xam ne la bu ñu leen ko wonoon yéen tey da ngeen di dee ñu bari ci yéen da ngeen di faatu daal di génn àddina ñun suñu jeunes yaa ngi fu ne topp leen di leen xool personnalité sénégalaise mi ngi nii nee naa leen mënuma ko won parce que su ma ko wonee Facebook day bloqué page bi wala ay nangam xaaral ma xool ndax mën naa blurry mën naa teg sama baaraam ci ñaawteef gi xoolal voilà falaa yem mënuma wane lépp personnalité sénégalaise mu nekk ci ab toilette mu génnee njagaam ñu ko koy màccal ndeke keneen a ngi yërlu ci biir pax di ko filmer yëgul personnalité bu mag a mag ci réew mi masiba naaru laay boobu la ñu nekkee ci Sénégal mënuñoo wone non mënuñoo wone ay kanam di wone ay porno parce que day yàq li nga xam ne moom mooy page bi mais won nañu leen boo leen gisee léegi gis ngeen ponkal mu jonkon jàpp njagaw beneen ponkal kanamam génn ñuul ku ngeen gis ko muy def ay ñaawteefam ci biir ay cabinet ñi ay formation lañu ak ay góor jigéen gëmuñu Sénégal ñii gëmuñu Sénégal gëmuñu dara Macky Sall xam ngeen ne yéen a ma gën a xam ne gëmul Sénégal Macky Sall ak ñi bu àndal gëmuñu Sénégal te bëgguñu Sénégal mais je vous dis que guerre dafay saf mondial gone yi lay waxal intimidation bi nga xam ne Macky Sall mi ngi ciy dox ak li nga xam ne mooy ñaawteef bi nga xam ne Macky Sall lañ ciy dox ak li nga xam ne mooy tappale bi nga xam ne Macky Sall lañ ciy dox ak ñoñoom nañu génn ñu jàmmarloo ak moom ñetti kaddu laa leen di laaj ngeen xool yéen doomu Sénégal yi ànd ak seen sago Adji Sarr nit koo xam ne njàngam mooy loolu Adji Sarr naka la xamee ne section des recherches ngay dem pour déposer yenn plainte yu garaaw a garaaw yi Sénégal de kuy porter plainte ku ne police bi la gën a jege ngay dem Adji Sarr naka la taamoo section des recherches maanaam mu ràññee ci police yi àdduna yëpp ne section des recherches gendarmerie section des recherches fa ngay dem pour déposer plainte yu gën a grave Adji Sarr nu mu xamee loolu beneen cas Adji Sarr plaintam bi ñu bind dañ ci bind sax loi yi article loi yi sax dañ ko ci bind dañu bind plainte bi mu leer ba nga xam ne loi yi nga xam ne moo tënk loolu sax dañ ko ci bind mooy avocat xam ngeen déglul avocat attekat avocat man Ousmane Tounkara bu may bind plainte tey xaw ma yan loi ak yan loi avocat dafa am ay livre yoo xam ne ñoom la ñuy ubbi di lire loi yi di lire loi yi nga xam ne moom moo tënk lii moom moo tënk lale moom moo tënk lale donc yéen xool leen yéen ban loi ngeen xam ci àdduna bi ban nit ngeen xam lambda sénégalais lambda bu mën a bind plainte di dugg ba ci ay loi di génnee ay leeral ci ay loi di ko indi di ko teg sur la table ban ñaata nit ngeen xam yoo xam ne mën nañoo def loolu ci Sénégal loolu avocat képp a ko man te du avocat yëpp ñoo ko man du avocat yëpp ñoo man loolu du avocat yëpp ñoo ko man du avocat yëpp ñoo ko mën a
du avocat yëpp ñoo man loolu tey ngeen xool le jeune là le jeune qui a transporté Adji Sarr ñun ñu ngi toog am na foo xam ne foofu la ñu jàpp ba mu dëgër mooy jeune bi jarbaatu benn membre APR bu siiw la loolu lañ taxaw mais est-ce que xool ngeen jeune boobu lan mooy taxawaayam ci marron des feux xam nga marron du feu tey bu nekkoon ab garab maanaam arbre taatu garab marron du feu bu nekkoon garab ce jeune là ci racine yi la bokk maanaam ci racine yi ci racinu garab bi ci la bokk donc sénégalais yeewu leen il faut sénégalais yeewu Sénégal tollootul foo xam ne doomu aadama yi dañu war a dellu ginnaaw nañu àndandoo nag doon benn néew ma ñu ànd doon benn parti politique de parce que ça c'est pas une récupération politique il faut ngeen génnee affaire politique ci mbir mi maanaam bëgg a jël ñëpp ne Sonko dañ leen war a moom par force déedéet sama mbokku Thiès waaye Casamance yeeg Saint-Louisien yeeg nangam sangam Sonko parti politique am la yor nit ñi ko gëm nañu ko ba pare nit ñi gëm Sonko gëm nañu Sonko ba pare donc nit ñi gëm Khalifa Sall gëm nañ ko nit ñi gëm Karim gëm nañ ko léegi li ma bëgg a ngeen def xam ne waa Karim suñu ay frère lañu waa Khalifa Sall suñu ay frère lañu mais waruñu soxlawuñoo ànd ñun ñëpp pour doon benn parti politique déedéet ñun ñëpp dañu soxlaa ànd pour doon benn Sénégal benn citoyen sénégalais benn citoyenneté sénégalaise la ñu war a doon loolu lañ bëgg ngeen xam ñun li ñu bëgg ngeen xam mooy benn citoyenneté sénégalais benn groupe sénégalaise benn groupe sénégalais boo xam ne ñun ñëpp ñoo ànd ñuy naqar lu benn naqar mooy jaay doole gi am ci suñu dëkk gars yi yéen a ngi bëgg a concentré wu ci vidéo bi nañu concentré wu ci waxtaan bi vidéo bi benn ponkal la ponkalu maam yàlla bu jonkoon personnalité di macc cuccu beneen personnalité sénégalaise c'est extraordinaire ah benn ponkalum sénégalais di macc cuccu beneen c'est extraordinaire yàlla bu la bëggee weer da ngay mel ni Moustapha Diakhaté toog di ratatata plateau télé ratatata plateau télé ratatata plateau télé ba ne ndeyam a gën ndeyu yonent bi ba ne bàyyam a gën bàyyu yonent bi gën di mbindeef nee nañu leen gën gi mbindeef xanaa tous les cons du monde xam nañ ne gën gi mbindeef mbaam ku baaxul mën naa jur gën di mbindeef ku baaxul ku ñëpp gën mën naa jur ki gën ñëpp non mais attends gën di mbindeef lañ la wax mooy ka nga xam ne moo gën ci mbindeefu yàlla yi wax nga ba sa taat yi senn nga war a noppi Moustapha Diakhaté c'est quelqu'un qui a été habillé par Macky Sall bañ ko dàqee Macky Sall du la def milliardaire di la dàq di la sànni Macky Sall quand il te rend milliardaire il te garde à ses côtés politique nag moo salte bu ñu génnee di wax yow da ngay gëm ne ñii dañoo contre Macky Sall te fekk du loolu Moustapha Diakhaté ak Marème Faye Sall mburoog soow lañu tey génnee nañ ko lépp leer na mi ngi ci journaux yi dem leen xool ko c'est des bandits non li tax ma tuddee ko cuucu parce que politiciens sénégalais yi lu ci bari amuñu dambal cuucu la ñu yor ils n'ont pas de sexe ils ont des sexes xam nga li ma la bëgg a wax yoruñu sexe la ñu am parce que gis nga nit góoru yàlla dëgg du jaay doole góoru yàlla dëgg du noggatu góoru yàlla dëgg day gëm boppam ñoom xam nga lan moo tax ndeysaan ñu accuser Sonko affaire yu sew yi c'est parce que ñoom foofu la seen xel toll Sonko góoru yàlla la Sonko bu bëggoon jigéen ci Sénégal téeméeri jigéen ñoo koy sàkku mu reculer kooku melul ni ñoom duñu moom du ñoom mais ñoom kanta ñoom ñooy sakku jigéen ñi di ci joxe ay milliards xam nga ma wax la dara ngeen baal ma ak sama sœur yi laay waxal Amérique toujours ndeysaan dañ fiy wax ba ci journaux yi tey nag peoples lay doon tuuti dinañu laal tuuti people ndeysaan dañuy wax bay tooñaale nga dégg ñu naan size mère Amérique on a dit size mère xale yu jigéen yi góor ñi yëpp lay waxal nag size mère xam nga luy loolu lu mu tekki ñu ne
taay am na signification ñoom li ñu yor dafa matul dërëm bay mat dërëm ak genn wàll xam nga lu ma la bëgg a wax donc ce qui veut dire que comme ñoom xamuñu neexaayu xale bu jigéen di la sàkku xale bu jigéen du sàkku ku matlewul déedéet dañ lay mbaraan il faut ngeen mën a différencier ñaari affaire yooyu gis nga xale bu jigéen du sàkku ku matlewul daf lay mbaraan da ngay gis xale bu jigéen tey boo xam ne dafa yor mbaraan de côté mu yor xale bu góor bi mu gëm de côté loolu dafa am lu koy waral donc ñun suñu gouvernement yi tey ay mbaraan lañu Sonko mooy góor yàlla bàyyi leen góor yàlla yi ngeen di attaquer di fen arrêtez vos mensonges bëgguma sori ci ay waxtaan ngeen jéggal ma bu leen tàngal sama yaram ma fi wax lu ma warta wax ndax bëgguma xaw ma ay xale yi ñu ngi may déglu ay xale 5 ans ki 10 ans ñu ngi may déglu je m'excuse mais Sonko góor yàlla la kooku kenn du ko mbaraan ay doomu xaram ngeen yéen mais billahi saa yu ma xalaatee affaire politiciens yi ak yi ñu leen di waxal ak yi ñu leen di waxloo ak ci li ñuy dox mais da ngay waaru ci yàlla arrêtez il faut ngeen arrêter li ngeen ñaawteef bi ngeen di indi ci Sénégal ñaawteef yi ngeen di indi ci Sénégal il faut arrêter il faut que vous arrêtez les Sénégalais vous connaissent même les femmes sénégalaises vous connaissent bu leen fàtte ne je vous dis que je suis ami avec beaucoup de monde au Sénégal wallahi al azim boo leen xamoon ñaawteef yi génn ci yéen boo leen xamoon xale yu jigéen yi liñ leen di waxal di ngeen téye seen làmmiñ yi te tëj seen gat yi te toog seen biir kër yi keroog damay wax ak benn nit mu ne ma mais grand man su ma dégloo sénégalais yi sax su ma dégloo nguuru Macky Sall gi ñuy wax yenn saay daf may étonné borom di ma wax ci mambay ñaaw di ma wax ay affaire yoo xam ne ma ne ko dimbali ma ngir yàlla yonent bi bur yeggali ah mu ne ma dimbali ma ne ko dimbali ma rek bul yeggali mu ne ma grand ñii dañ ñoo yàpp mu ne ma dama jékki-jékki man dama sekkoon ak mambay ñaaw man mambay ñaaw Tunkara duma la rus xam nga dama ko doon mbaraan un jour j'ai dit ok je vais essayer de lui donner la chance mu ne mais quand il a enlevé et j'ai vu mënuma ko woon muñ dama xaqataay mu énervé quand il a sorti l'affaire il est énervé parce que j'ai rigolé dama xaqataay ma toj rek mu énervé après bi mu énervé fa la kaas yi tojee xam naa ndeysaan ñu yàqu ñoom dañoo écoutez-moi nit ñi dañoo tuuti ci xel tuuti ci tubéy ba dañuy rus sax simmeeku doomu aadama di leen gis moo tax ñaawte fii ngeen gis ñu koy teg doomu sénégalais yi ñoom ci yooyu la ñuy dox mais ñun dañ leen xam on vous connaît te duñ leen may dara gis nga dara déglul duñ leen may dara ba dara booloo jeex dinañu xeex ak yéen ci tous les côtés il faut ngeen xam ko on va faire la guerre dafay saf mondial ñun dañuy xeex ak yéen dinañu xeex ak yéen ba géej gi fer dinañu xeex ak yéen ba dugg boîte vocale te kilifa diine yi ak kilifa aada yi lay waxal ku artuwul di nga atte parce que ñun ay wëyu lañu ay saay-saay lañu ñun on est des voyous et des saay-saay xam nañu fu ñuy dóor mu metti gis nga boo leen ñu xaaree yaakaar ne dañuy dem ñu ngi dem palais lakk wala ñu ngi dem kër Mambay ñaa lakk déedéet ñun xam nañu fu ñuy dem taal mu metti bu ñu mënul daj Macky Sall ñu daj sëriñam bu ñu mënul daj Macky Sall ñu daj sëriñam ñun bu ñu mënta daj Macky Sall rek ñu daj sëriñam bu ñu mënta daj sëriñam ñu daj ay kilifaam ñun dañuy daj ba daj loolu lañ wax ku artuwul di nga atte boo leen artuwul di ngeen atte parce que ñun dañu nanguwul nga xool doomu sénégalais bu set wicc set ci ndey set ci baay muy doomu jàmbur muy liggéeyal Sénégal te sàccu luubalul dara tappalewul kenn xamu ko ci ay caay-caay kenn musul seedeel Ousmane Sonko démb dama jot benn seede au nom du créateur ma jot benn nit bu ko xam bu ko jege mu yónnee ma benn vocal ma déglu vocal bi
may déglu vocal bi sama yaram di daw sama karaw yaram bi di taxaw may déglu vocal bi borom di seede ci Ousmane Sonko di seede ci moom sama karaw yaram bi di taxaw muy seede ci moom sama karaw yaram bi di taxaw wallahi billahi tallahi wallahi lazim wallahi billahi mu ne ma lenn rek laa leen mën a wax doo leen masa am lu leen bett ci Ousmane Sonko te sénégalais yi laay waxal nag je vous prends témoin man Tounkara maa jël sama crédibilité ma def ko en ligne doo leen masa am lu leen bett ci Ousmane Sonko man am na loo xam ne promettroon naa leen ko nee naa leen bis bu ma Ousmane Sonko bettee keroog laay simmi sama mbaxane bi ma bàyyi affaire waxu politique ci Sénégal ma bàyyi sax wax ma delluwaat ci sama famille nekk ci sama jàmm man maa leen promettre loolu billahi wallahi lazim il faut ngeen comprendre loolu il faut ngeen xam ne ñun dañoo tekkil suñu bopp ba pare xam nga qu'importe li doomu aadama yi di wax si ñu naa man ngeen dégg tey benn doomaraam bu jox ñu ne dafa def lële yooyu yëpp di ngeen ko dégg on va pas s'asseoir ici à nous attarder pour ne leen que ñun doo leen mës a dégg nit waxal ñu di ngeen ko dégg di ngeen dégg nit ku leen ne Tounkara amul lu mu lekk mais quand vous êtes intelligent quand même nit ku amul lu mu lekk war te mën a yor oto bu bees di ko dawal loolu yenuwul maanaa wala di ngeen dégg nit ku jóg fële ne leen Tounkara sàcc oto mooy liggéeyam ci dëkku oncle Sam bi ma xam ñu am FBI bi gën a xarañ ñu am police bi gën a xarañ ñun ci suñu dëkk bi mënoo nekk sàcckat bi gën a mag ci dëkk bi ngay dox freely di wax lu la neex te gouvernement di xeex ak yow gouvernement sosal na ku sàccul yow mënuloo nekk ci situation boobu di dund di nekk ci jàmm ci biir dëkk ak lu ñu mën a waxal man lenn laa leen mën a waxal wa man Tounkara man maa leen koy wax de maa leen ko wax man Tounkara man damay liggéey te sama njaboot dañuy liggéey ba ci sama doom yu ndaw yi dañuy liggéey waxuma ñu ndaw ndawaan ñi légal maanaam sama doom bu am 17 ans wala sama doom bu am 19 ans dañuy liggéey yor seen liggéeyu bopp yor seeni ay oto bopp di dawal di jàng mu baax di dem ci hôpitaux yu baax di fa fajoo donc jarul ma toog fii tey naan leen waaw li ñu wax ci man dëgg la ak du dëgg je m'en fous ça c'est pas personnel mais je vais vous dire que xam leen ne ñun ñëpp du ñu jël suñu crédibilité def ko en jeu nga jël exemple ci ay Maam Jaara Fam nga jël exemple ci yeneen sëñ Baara Dolli nga jël exemple ci Abdoulaye Wade nga jël exemple ci sëñ Mbaye Sy Mansour parti politique yi ñëw yëpp tey nga jël exemple ci notre frère le député l'honorable député fàtte naa turam ndeysaan bi ma nekkee Sénégal sax il nous a invité et nous a donné Bamba Dièye ñooñu yëpp du ñu jël seen ay crédibilité di ko sànni ci àll bi pour un jeune Ousmane Sonko xam nga lan mooy fenal doomu jàmbur bu jigéen xale bu jigéen bu am 20 ans xam nga lan mooy fenal ko ne day fen di ko tooñ di ko kii te ñun ñu am ay doom yu jigéen ñun ñëpp ñu bañ a ànd ak moom ñu dem contre moom yàlla indi dëgg bi yàlla bu indee dëgg boobu ñun ñëpp dinañu xaru ñun ñëpp li ñuy def moo tudd suicide politique mooy suicide politique ñun xam nañu li ñuy wax on connaît ce que nous dit on dit xam nañu li ñuy wax nii dañ ko xam nañu ne Macky Sall waxul dëgg ñun xam nañu Macky Sall on le connaît Toussaint Manga ak ñeneen xale yu baax yooyu xarañ xam li ñu bëgg nag ci Sénégal ñooñu dañoo yàgg ci Sénégal xam li ñu bëgg PDS parti politique bu gën a am doole la ci Sénégal kanta xam ngeen Macky Sall amul parti politique est-ce que xam ngeen ne Macky Sall Benno Bokk Yaakaar moo ko yóbbu Macky Sall partem APR rek mënta gagné politique Sénégal Benno Bokk Yaakaar moo am loolu yëpp ngeen di gis ci Sénégal du APR parlo bi ngeen di gis nii yëpp c'est pas APR ban nit ngeen gis ci Sénégal bu ñëw jël crédibilité am def ko en ligne di seedeel Macky Sall génne leen ko ngeen teg ko il faut sortir les archives et les mettre sur place Macky Sall laataa muy ñëw ci présidence lañ ko jiiñ sàcc 9 milliards laataa muy ñëw nekk président lañ ko jiiñ sàcc Idrissa Seck moom jegewul président mais laataa sax fukki at ci ginnaaw ba léegi fukki at ak juróom ci ginnaaw ba Ablaye Wade nekkee président ba léegi Idrissa Seck ñu ngi koy sàcc jiiñ luubal bañ ko jiiñee luubal ba amatul lu mu wax xam nga lu mu wax sénégalais yi mu ne
en tout cas jusqu'à l'extinction du soleil duñu gis benn dërëm mais dëgg la loolu yomb na tu me donnes 10 milliards aujourd'hui je peux le cacher jusqu'à l'extinction du soleil kenn du gis benn dërëm mais on a vu les preuves hein Idi oui on a vu les preuves on a vu les chèques signés et on a vu les sociétés fictives que tu as créées et on a vu les prête-noms on les a vus et on a vu l'appartement que tu as acheté xam nañu leen vous essayez de divertir les Sénégalais xam nga lu gën a grave ma wax leen ko tey Sénégalais yi li gën a grave Chine laa leen wax de Chine dafa may Sénégal 200 000 doses de vaccin kon doonuma ko nag man sax nag man damaa vacciné wul vaccin wu chinois te avertir naa Sénégalais yi bu leen ci vacciné wu vaccin wu chinois ah ne vous vaccinez pas avec des vaccins chinois mais loolu c'est beside the point Chine nee nañu déglul ministre de la santé moo génn dinaa leen ko liiral parce que ay seede lu ne loo gis ci àdduna bi dafa war a am firnde parce que fen baaxul ah fen yàlla bëggu ko ah voilà donc damay ñëw liiral leen dama leen di liiral li nga xam ne et toutes ces arrestations tapet yi la ñu bëgg a delloo ginnaaw ah ils veulent faire reculer les peureux tapet yi la ñu bëgg a delloo ginnaaw voilà tapet yi xam leen ne Sénégal Macky Sall ci li muy dox temps yi mooy poltron yi ñi nga xam ne dañoo ragal daf leen bëgg a delloo ginnaaw moo tax muy jàpp diw dugal diw fii kumba am ndey kumba amul ndey tey bu jàppee kii ëllëg mu jàpp kele gars yi jéggal leen ma dama leen bëgg a indil li nga xam ne moom mooy photo yi ma leen di wax voilà donc ñaari waxtaan moo am fan yëpp gis ngeen ñu koy bind ci réseaux sociaux yi ministère de la santé du Sénégal dafa génn remercier kii nga xam ne moom mooy Chine te nee na ci lim koy remercier mooy la nga xam ne moom la Chine def mooy feddale kóllëreem ak Sénégal ci lan ci vaccin yum ko may donc loolu maa ngi leen koy indil won leen bind bi ci Twitter ma nga fa boo leen demee di ngeen ko gis ci Twitter laisse-nous les Sénégalais gèrent notre problème tu n'es pas sénégalais laay Njaay ndeysaan waaw dina leen leer man duma leen bàyyee sama réew mi de doomu xaram yi ngeen doon téegal seen ndey rek attendez rek ministère de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi nii boo leen ko liiree boo leen demee ci Twitter am mu ne à travers un don de 200 000 doses du vaccin Sinopharm fait au Sénégal, le président Xi Jinping réaffirme son amitié à son excellence Macky Sall et son attachement à la coopération sino-sénégalaise, un engagement commun résolu à vaincre le Covid-19. Ensemble, nous vaincrons. Li Abdoulaye Diouf Sarr moo ko bind suñu président de la République xam nga moom lu mu wax nee na Sénégal dafa jënd 200 000 doses 200 000 doses China Sinopharm mooy Sinopharm bu Chine xam nga à quel coût 3,72 millions de dollars ou d'euros. Donc loolu soi-disant $19 par chaque. $19 le coût. $19 le coût. Donc 3,72 millions de dollars la sax parce que am na signe dollar bi 3,72 millions de dollars. Donc loolu équivalence dis-toi que c'est 1 milliard 565 1 milliard 700 1 milliard 800 presque 2 milliards gis naa ci français ñoom biñ ko traduire dafa nekk 2,2 milliards du dëgg mu ne da ngeen doon non juste da ngeen foog ñëpp ñoo bëgg doon moodu moo tax ngeen doon foog kenn du fi ndax nit on a vu 2012
rien n'a changé gars yi du ma bloqué non saagawul ah Laye Ndiaye ñu may ko tuuti Laye Ndiaye un autre mot impoli on te bloque fi mu ne nii du ñu may kenn mu ñëw ci suñu réseau yi di jàllale ay message am mën nañ la bàyyi nga bind ay bindu yaru mais beneen mot bu yarade ko bu ma ko fi gisee dañ lay bloqué léegi ci yow la dépendre nag man ngaa nekk nit wala nga génnee sa bopp merci waaw léegi bu ñu ñëwee ci boobu dafa am lu ma bëgg a leeral foofu Chine coronavirus fa la juddoo mu dem ci réew africain yëpp du Sénégal rek de attention ah bépp réewu Afrique Chine dafa dem maye fa 200 000 doses coronavirus 200 000 doses piqûre dégg ngeen li may wax de lii du Sénégal kese fépp la ci àdduna bi Chine dafa dem di fa may ay 200 000 doses ay 200 000 doses Amérique du ko laal Amérique xalaatul fukk ak juróom-ñaari xelam xalaatul mu jël ay doses chinois mu ne non quelle dictature lan laa wax lu réew non parce que xam nga waxu dof nga wax moi je suis un citoyen sénégalais je suis né et grandi au Sénégal nga ne ma defal li ngay def fële te nga bàyyi Sénégal te yow doo sénégalais mais ça c'est pas poli quand même xam nga bu dee dañuy wax rek loo xam ne moom mooy waxu dëgg dañu bëgg nga indi ay firnde nga wone nga ne Ousmane Tounkara mii de c'est pas un citoyen sénégalais moi je suis né au Sénégal le 5 janvier 73 je suis né à l'hôpital Dantec à 2 heures du matin sama kayitu juddu am naa ko am sama carte d'identité nationale sénégalaise nga ne ma je ne suis pas sénégalais ma nekk sénégalais ci ndey ak ci man ah sama yaay jur ma jur Sénégal sama yaay nekk sénégalaise ma nekk sénégalais nga ne non man du ma sénégalais donc toi tu vas dire du n'importe quoi loolu mooy reewande voilà donc loolu moo tax ñuy wax c'est pas une dictature xam nga tey boo ñëwee nga bëgg a indi ay misinformation nga koy dugal ci suñu page ñun ñu la koy faciliter pour mu jàll donc loolu mooy yëpp sénégalais yi du ñu nangu loolu léegi ñun lu ñu bëgg mooy nga wax li nga xam ne moom mooy dëgg boo waxee li nga xam ne moom mooy dëgg duñ ci am benn problème boo ne woon tey par exemple Tounkara ñaaw na du ma la mere loolu du problème mën naa ñaaw mais wax dëgg bi moom wax dëgg yàlla tant que mënuloo indi contre vérité mënuloo weddi sama dëgg mënuloo ma weddil sama dëgg te doo ma indil sa dëgg boo weddee sama dëgg da ngay indi sa dëgg donc ñu continuer ci loolu nga xam ne moom la ñu doon wax léegi donc vaccin Covid bi Macky Sall nee na Sénégal daf ko jënd xam nga li tax ma wax lii fàttaleku woon nañu li nga xam ne moom mooy arène nationale président chinois bi ñëw Sénégal ne dañ ko may Sénégal Macky Sall ak ñoom génn ñu ne ñoom 30 milliards lañ ko tabaxee mais vous vous rendez compte de ce qui se passe dans notre pays ñoom nee nañu 30 millions la ñu tabaxee arène nationale 30 milliards fanweeri milliards la ñu tabaxee arène nationale 30 milliards laa leen wax de nee nañu ci la ñu def ci arène nationale xam nga lan moo xew président chinois bi ñëw fen loo leen bëccëg ndar kam mu ne leen dañu may sénégalais yi arène nationale bi te xam nga lan moo tax ñu may leen arène nationale dañu laaj Macky Sall lan la ñu mën a may sa réew waxul université waxul hôpital waxul sax école bu baax bu moderne mu ne nañ leen tabaxal làmb parce que Macky Sall dafa bëgg ñu gën a dof dafa bëgg ñun ñuy bëre xam nga boo leen xoolee làmb di ngeen gis ne sama mbokku mbër yi ku mel ni Balla Gaye am na ci ndam lu bari ku mel ni ay Modou Lo am nañ ci ndam lu bari ba ndeysaan ci sama xaritu guy gi sax moom nee na léegi journaliste la waaye sama xarit guy gi déggul français nee na journaliste la amul problème léegi xam nga ak ñeneen mu may leen vraiment une vie mais ngeen yaakaar ne ci école boo xam ne nous avons 6400 abris provisoires 6400 écoles sàkket moo nekk Sénégal 6400 xam ngeen 32 milliards ñaata école la mën a tabax au coût déglu leen au coût de 100 millions école nu bu moderne lay tabax de école bu baax nga ci am 100 millions xam nga tey mi ngi mel ni école bu amoon 30 classes boo jëlee téeméeri millions nga diviser ko par 30 classe bu nekk presque dina am 3 millions nangam
3 millions nangam ngay tabaxee classe xam nga 3 millions nangam boo ko tabaxee ci benn néeg dina baax dina rafet dina jekk dina normal dina set déglu leen ma 32 milliards Macky Sall mënoon na cee tabax au moins laa leen wax 320 écoles yu baax Macky Sall mënoon na ko cee tabax mooy ñetti téeméeri l'école ak ñaar fukk Macky Sall mënoon na koo tabax ci loolu mu luubal alal gi déglu leen Macky Sall il a fait moins déglu leen il a fait moins 64 milliards parce que déjà 32 milliards yi ñu chinois yi may luubal ñoom maanaam loolu sànni la ak 32 milliards yi ñu sàcc boo ko boolee muy 64 milliards parce que pour nëbb na chinois yi ñoo ñu may arène nationale il faut mu sàcc 32 milliards ci alalu Sénégal mu ne moom moo ko tabax donc 32 milliards ak 32 milliards chinois yi 64 milliards boo ko boolee 640 écoles yu moderne nga ci doon am 640 écoles laa la wax de moom nga mën a am ci diggante 32 milliards yi mu luubal ak 32 milliards chinois yi ñu jël tabaxee ko arène bi ci boppam donc quand même c'est ça la réalité doomu sénégalais yi nañu génn vraiment la lutte est inévitable ah li ngeen di yaakaar bëgg bëre bañ bëre bëgg bëre bañ bëre bëgg bëre bañ bëre il faut sénégalais yi xam loolu bëgg bëre bañ bëre boo leen génnul seen kër yi dem jàmmaarloo ak Macky Sall daf leen di ñëw fekk seen biir kër yi parce que c'est mi ngi mel ni ñu ne réew mi gaz maanaam bombe atomique moo fi toj gaz bi day dugg fekk la fépp ci biir kër gi Macky Sall doon na bombe atomique Sénégal moom ak ay préfet ak ay gouverneur am ñu ngi travailler sur une dictature rampante parce que xam nga lan moo leen dal dañoo sàcc alalu Sénégal sàcc ko sénégalais yi révolté sénégalais yi fippu léegi ñu ne sénégalais yi duñu wax comme wax ngeen ñoom dañ leen di jàpp yéen ñëpp tëj leen ci biir kaso bi ñoom ñu continuer seen yaataa yombe c'est ça la réalité sénégalais yi bëgg bëre bañ bëre mënuñoo bañ bëre ah boo leen bañee bëre di ngeen bëre boo leen bëggee bëre di ngeen bëre parce que soo leen génnul bëre Macky Sall la mi ngi ñëw di fekk nit ñi ci seeni ay biir kër di leen jàpp combat bi nag stratégie la un combat c'est une stratégie bàyyi leen di jël seen téléphone yi di bind dinaa toj fii dinaa lakk fii dinaa jaxase fale déedéet ne le faites pas c'est pas la peine loolu jaru ko ku nekk xam nga li nga war a def ku nekk xam nga sa devoir arrêtez d'envoyer des messages entre vos téléphones li ma leen di wax la nee naa leen kër boo koy tabax ci fondation ngay commencer boo commencer ci fondation bu dëgër ci nga mën a teg premier étage nga teg deuxième étage signe yi ma leen di yónnee ci Facebook bi gis ngeen ko xam ngeen nu ñuy manquer ay essence xam ngeen nu ñuy résister c'est ça la réalité bëgg bëre bañ a bëre soyons prêts à faire face mu ne tu es au courant qu'ils ont envoyé un gendarme au président Ousmane Sonko pour qu'il réponde lundi il a refusé de prendre la convocation mais Ousmane Sonko n'a pas à prendre la convocation Ousmane Sonko du jël benn convocation parce que c'est totalement politique muy dëgg muy bañ a nekk dëgg jotaguma information yooyu mais Ousmane Sonko amul pour jël convocation sénégalais yi protégeons Ousmane Sonko avec notre vie l'université a parlé les sénégalais ont parlé ma ne na sénégalais yi jóg jàngmaarloo ak ñoom Ousmane Sonko du wuyu ji Ousmane Sonko amul pour jël convocation
Ousmane Sonko amul pour wuyu leen voilà Ousmane Sonko les Sénégalais sont prêts à faire face Ousmane Sonko amul pour accepter convocation kenn ñun bëgg bëre bañ bëre force rek il faut ngeen xam loolu boo leen bërewul il viendra vous chercher chez vous boo leen bëree amaana yàlla dinañu muccal ñun ñëpp parce que ñun ñëpp bu ñu génnee lépp day jeex voilà ñun bu ñu génnee lépp day jeex partout dans le Sénégal quand même si ils touchent à Ousmane Sonko ils n'ont qu'à toucher tous les Sénégalais l'heure est grave bëgg bëre bañ bëre bëgg bëre bañ bëre ñun duñ leen wuyu fenn Ousmane Sonko amul pour wuyu leen fenn le peuple est souverain il faut ngeen xam loolu Macky divise pour mieux régner loolu gis ngeen ko xam ngeen lépp ñun on sait que le peuple sénégalais est souverain bëgg bëre bañ bëre Ousmane Sonko amul pour wuyu ji kenn ñun Ousmane Sonko du dem wuyu ji kenn Ousmane Sonko bu mu dem wuyu ji benn doomu aadama Ousmane Sonko bu mu dem wuyu ji benn doomu aadama c'est la manipulation politique de Macky Sall et on va vendre notre vie ñun dinañu dund ak Macky Sall wala ñu dee c'est tout ñun dinañu jaay suñu bakkan ci nii wala ñu jaay ko ci nale doomu sénégalais yi nag laay woo et je vous appelle encore duma leen sonn woo partager leen vidéo bi mu yegg ci gone yi mu yegg ci mag ñi ñëpp dégg ko bëgg bëre bañ bëre rek bëre force gendarmerie ak police yi suñu ay frères lañu duñ ñu rey et je vous promets duñ ñu rey su mbir mi jaxee dëggantaan njaay ñoom ñooy dem génnee Macky Sall pale ne ko sa bis jeex na xaala gas yi sa ticket bi nga fayoon jeex na c'est ça la réalité Ousmane Sonko du wuyu tey du wuyu ëllëg du wuyu ginnaaw ëllëg bëgg bëre nag bañ bëre doomu sénégalais yéen laay waxal de bëgg bëre bañ bëre rek mënuñoo bañ a bëre mënuloo indépendance te doo xeex pour jot ko mënuloo bëgg liberté te doo xeex pour jot ko mënuloo bëgg respect te doo xeex pour jot sa respect donc bëgg bëre bañ bëre dinaa ubbi ligne bi pour quelques-uns de vous ñi bëgg a participer ñu participer ngeen jéggal ma dama defoon téléphone bi au silence pour ma mën a yónnee message yi pour ngeen mën koo gis voilà donc ce qui nous intéresse nous c'est que les Sénégalais doivent savoir ñun dañu war a xam ne Sénégal ñun ñëpp a ko bokk kenn moomu ko voilà voilà gars yi bismillah waaw ñu ngi lay ziyaare sëñ bi ñu ngi lay ziyaare asalaamaaleykum allo sëñ bi waxuloo de ok voilà donc suñu ñaari gars yooyu waxuñu donc may leen ma une seconde j'ai eu un audio d'urgence ma déglu ko après ñu yeggali
waaw mooy li ma la wax démb rek c'est le fils aîné c'est le fils aîné voilà le père à 60 et le fils à 40 merci. voilà gars yi maa ngi jéggalu ngeen jéggal ma donc maa ngi débloqué waat li nga xam ne moom mooy appel yi donc ñi bëgg a woote vraiment vous êtes libre à rappeler incha allah man génn vidéo bi de jàmbaar. waaw c'est très bien c'est très bien c'est très bien c'est très bien fait voilà c'est très bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est très bien fait waaw asalaamaaleykum allo. maaleykum salaam. Ousmane ñu ngi lay ziyaare bismillah. waa dolli ziar ñu ngi lay nuyu bu baax. léegi daal man li may wax lenn kase la. daxa jot. bëgg sa réew. dee si sa réew ci ak jaamu yàlla bokk jihaad la. Sénégal ñëpp nañ taxaw. parce que lii dafa war a dakka. man moom maa ngi ñaan yàlla. képp kuy Sénégal te Sénégal tax laa jug rek. xeex bu du xooxi xeexu Ousmane Sonko. du xeexu bépp politique xeexu Sénégal la. man moom mosuma voté ci àddina. mosuma xam sax luy politique. ndax gisuma woon kenn ko moo doy ñi fi nekk 6 et 9 la. kenn rek laa gis mu convaincre ma si message am ak si doxinam mooy Ousmane Sonko. te jërëjëf dee pare naa pour dee. donc c'est la lu may wax. jërëjëf merci beaucoup. voilà donc je pense que boobu message déggal nga ko sa bopp te comme niñ koy waxee Macky xam nañ ne yaa ngi ñuy déglu donc yàlla baax na. asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum sëñ Ousmane. maa ngi lay ziyaare. jarul ngeen di wax seen turam boo leen wootee yéen lancé leen seen message rek. jarul ngeen di wax seen tur amul benn problème. voilà amul benn problème. merci amul benn problème parce que man d'habitude damay faral di woote tout le temps. voilà. waaye tey dama bëgg a wax ak sama xel bañ a wax ak sama xol parce que tout le temps su may wootee xol may waxee daal. tey ma bëgg a teelu mbir mi parce que li may wax daf ma ñor te am solo lool ci xeex bi ñu jëm. may woo bépp Sénégalais. di woo commissariat de police yi. parce que à chaque fois bu ministre bi joxee ordre yabal ay policiers ay takk der. ñu war a dal ci kaw askan bi. dafa am ñi koy piloté. ñi koy piloté muy chef de police yi. ñu xool seen tray bàmmeel xool seen ëllëg te xam ni ci Sénégalais yi lan bokk. waru ñoo nangu. bépp dirigeant bi nga xamante ni ñoom bu ñu ñëwee tey nga xamante ni te ku fa toog mooy Antoine Diome tey. ka fa nekkoon moo doon premier ministre de l'intérieur bu njëkk ba Aly Ngouille Ndiaye. ana mu tey jugeewu fa. en tout cas ak gàcceem mu des ak gàcceem. ak gàcceem. léegi chef de politique du ña nga fa di continuer di liggéey seen liggéey ba léegi. léegi xel mi ma leen di jox. mooy Antoine Félix ñàkk jom. moom it beneen yoon day dem yoonam. keneen mooy toogaat place am. donc li leen di sant ñu koy def. ñoom chef de police yi nan ko bañ. nan ko bañ. nan leen artu chef de police yi te xam ni ci Sénégalais yi lan bokk. yor njaboot. Sénégalais yi nekk seen ay frère nekk seen ay sœur nekk seen ay jarbaat nekk seen ay doom. muy xale yi ñuy dajee ci mbedd mi. di leen jàpp di leen dóor di leen gaañ dina xam ne buñ leen gaañee. donc seen doom lan gaañ. buñ leen dóoree seen yaay lan dóor. buñ leen dóoree seen baay ak seen ndigaay ak seen lan dóor te ñoom bu ëllëgee dañuy continuer di toog di exercer le même métier mais ministre bi leen ko sant. daf koy jóge. moo tax ma bëgg leen a conscientiser encore une fois te xam ne suñu jëm. affrontement moom mënta ñàkk. en tout cas foog affrontement am parce que Macky ni ko gisee ni muy doxalee mbir mi ci Sonko la jëm. dina ko jàpp lu leer laay wax patriote yi. waaw dina ko jàpp mais ñu nit dinañ ko jàpp bu ko jàppee ñu nit dinañ ko jàpp. moo taxit nag ñu war a taxaw. ñun ñëpp que Macky bu laalee Sonko non ñu doom dëkk bi ñu def dëkk bi doom. ñëpp yàq. exactement man doom dëkk bi te xam ni Sénégal foofu la yem Sénégal foofu la war a yem. ndax lu ko mooy liñ ci wax sànq moo ci nekk doomam Amadou Sall mooy ëlbatiku bu ëllëgee jiite réew mi. wax naa leen ko de donc Sénégalais yi am seen fulla am seen fayda
ba pare may woo njiitu police yi yëpp dama ci insisté waat njiitu police yi liñ leen di sant ñu koy def nan koy bay jërëjëf merci nan koy bañ nan ànd ak seen fulla ak seen fayda buñ leen sante liggéey bu sante ñu bañ koo def xool seen ëllëg xool seen diggante ak seen borom merci beaucoup man foofu lay insister sama jam-jam foofu lay insister sama wax te xam ne affrontement moom mënta ñàkk parce que suñu jëm yónnee nañu lettre aujourd'hui yónnee nañ benn gendarme ci kër Sonko mu indil ko lettre boo xamante ne pour assemblée pour mu ñëw wuyu ji assemblée Sonko daf ko foulé au droit parce que mënul wuyu ji à un quelconque convocation sur X du leen wuyu jërëjëf merci beaucoup dinañ dindi seen maanaam ko ci raay bi et puis dès demain ou après demain dinañ jël ci Sonko duñ ko jël si de dinañu jéem a jël si Sonko mooy que jéem a jël si voilà buñ ko jéemee jël si faatu rek réew mi tàkk dund mbaa dee na réew mi tàkk na leen askan wi jaay seen bakkan te xam ne bisu dee bu ñëwee ku dund doo gor voilà foofu rek man fa laa yem loolu laay wax wasalaam maa ngi leen di nuyu ñëpp yéen ñëpp merci beaucoup jërëjëf jaajëfal ci combat bi merci grand merci asalaamaaleykum allo salaamaaleykum maa ngi ziare waaw delloo ziara man de leen rek laa am lu may wax daal lu ma ci sànni te du bëri jullit booy dee na nga dee ci kaw dëgg exactement ndax yonenti yàlla bu gën ci mbindeef yi yëpp bu mu doon xeex pour jullit pour nit ñi nekk topp yoonu l'islam boobu nekk ñu woon ay millions ay quelques nit rek la ñu woon yàlla dimbali leen ba tey ñun ñu nekk ci seen ginnaaw man de leen rek laa am lu may wax ñun waa Casamance moom waa Casamance jógee Ziguinchor dem ba Guinée Bissau dugg bi dem ba frontière Gambie suñu maam yi ñu fi bàyyi yoon yëpp ñoom bu dee ay fetal lañu yaakaar wala ay jaasi ay kii loolu bu dee loolu la moom nañ ko teg fële ndax loolu du ñu dugg du ñu def dara ñun pare nañu jaay suñu bàkken loolu rek laa amoon lu ci sànni te kenn bu mu ragal kenn bu booy dee da nga dee ci kaw dëgg exactement jërëjëf def àjjana loolu rek laa amoon lu ma ci sànni maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu merci beaucoup jërëjëf allo mu ne gars yi ñu ne il paraît que Orange qui est en train de signaler les messages de ses abonnés il faut ngeen bàyyi xel ne nee nañu Orange moo nekk di signaler message yi jërëjëf maa ngi lay déglu sëñ bi waaw Tounkara man je vais être bref dafa am benn affaire bu ndaw rek mu bëggoon signaler mu bëggoon wax mooy sama mbokk étudiants yi nekk UCAD dama bëgg ñu xam ne juste que ne ñoom ci ginnaaw ñi ñuy topp di daw ci ginnaaw Macky Sall ak gouvernement ñu xam ne ñoom ay ndaw lañ dañoo war a jàng jéem a am seen diplôme gis nga ñi ñuy topp ni ñoom dañoo neel sama quelque voilà sama quelque donc ñu tax may wax sax xam naa ne ñu ngi may déglu actuellement quoi waaw ok c'est bon mais yow nga xam ne déwén da nga war a nekk responsable nga nekk ci réseaux sociaux yi baayu jàmbur wala keneen tax te yow buñ saaga woon sa baay yow doo jug di saaga baayu keneen donc ñooñu tax nga nekk ci réseaux sociaux yi di rey sa bopp di saaga nit ñi di génne jaasi jaru ko en fait dama bëgg juste ñoom ñu conscient xam enjeu yi ñuy xaar yi parce que ñun réew mi ëllëg ñun ñoo ko war a yor donc lu Ousmane Sonko li muy xeex ni xeexalu ko boppam de parce que Ousmane Sonko du fi def 20 ans exactement day dem yoonam donc après ñun ñoo fiy des ñun les jeunes le futur ñun ñoo fiy des donc ñun ñoo war a lii Ousmane Sonko combat suñu combat la war a gën a doon ko combat Ousmane Sonko maa ngi déglu voilà parce que ñun ñooy des fii après Ousmane Sonko lépp lu mu liggéey ñun continuité bi ñun ñoo ko war a assurer donc lii buñ ko xeexee suñu bopp lañ ko xeexaluñ ko Ousmane Sonko il faut que les gens soient conscients il faut que ñu bàyyi di daw ci ginnaaw yenn politiciens yi pour benn sagaru 5000 francs wala 200 000 francs buñ lay jox après nga dem def ko dépenser ko mu jeex quoi amul sens suñu avenir moo nekk en jeu voilà loolu rek laa bëggoon wax donc sama mbokk étudiants yi vraiment nañ conscient xam combat bu ñuy xaar xam ñun lan moo ñu war ñu def ko. jërëjëf merci beaucoup grand. voilà merci beaucoup. voilà donc gars yi comme ni ma leen ko waxee rek mot d'ordre bi benn la bu benn doomu sénégalais dellu ginnaaw ñuy may kenn muy laal ka nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko parce que quand on touche Ousmane Sonko bu boobaa
ngeen xam ne rek ne démocratie jeex na Sénégal Macky Sall mooy jiitu réew mi ba faw bu paree mu jox doomam Amadou Sall bu boobaa ngeen xam ne rek Sénégal bu boobaa ñu soppi ko réew hippopotame. asalaamaaleykum. waaye sëñ Nar maa ngi ziar. maa ngi delloo ziar. naka moom yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. waaye maa ngi lay suivre depuis France di rafetlu liggéey bi. ñu ngi ziare ñu ngi lay ziare. waaye yàlla la yàlla fay quoi li ngay def moom France moo kontaan nañ trop. ñoo ngi France chaque jour ñoo ngi si affaire yi mais macha allah quoi. yàlla baax na bismillah. bu gaa yi defoon yow rek affaire yi avancé quoi. dina avancé ñëpp mais man dama si wax man lu may wax moom bëriwul quoi benn affaire laa wax mooy booy ak sama morom leen nag la mën a def mooy dem kër ministre ak député yi kat seen day kenn par kenn. loolu mooy wax ji amul leneen seul mot d'ordre mooy gars yi def loolu mobilisé wu kër Moustapha Niasse kër député yi kër procureur kër magistrat yi ñu tepp seen lëfal nday kenn par kenn. wax ji jeex wax affaire bi jeex na ay si xeex moo des amatul wax jeex na amatul wax Macky Sall doomaraam la xamul négocier wàcc terrain bi yàq taawon bi taal Sénégal ñëpp yem si. di yoon ñoom ñuy saat suñu milliards di jël gars yi tëj Birame Souleye Diop tëj nañ ko Fatima tëj nañ ko Abass Fall tëj nañ ko ak boy yi arrêté Casamance suñu tëj yooyu yëpp léegi nag lan moo fi des mooy di gars yi bu wàcc comploté woo neere yi dem ak fële assemblée nationale bu ñu fa nit ñi di xaar ñu jaar dem kër député yi dem kër avocat yi dëgg kër kii procureur bu carte ndeyam ñu dem foofu tegal seen tey ñoom ñëpp bu ko defee Macky Sall xam ne dëkk bi moomu ko wasalaam. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf. couvre-feu état de siège loolu yëpp mën naa jeex suba suñu yaay yi mën nañoo continuer seen njaayum fonde semaine prochaine parce que bu ñu demee fekki Macky Sall palais lépp day jeex ay couvre-feu ay nangam lépp mën naa jeex suba ñun ñëpp nañu def li nga xam ne moom moo ñu war te buñ ko defee Sénégal day jeex tàkk problème dootul amati incha allahu rabbi nous pouvons arrêter ces problèmes du Sénégal dans 24 heures boo leen fàttali ko Mali rek laa leen di wax Mali suñu voisin yooyu ba ñu bëggee mettre fin à cette saay-saay c'était la fin asalaamaaleykum. maaleykum salaam Baye Tunkara. ziar naa la. yal na yàlla nangu ziar naka coono yi. bismillah ñu ngi déglu. macha allah jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax yaakaar naa ne gis nga tey li xew Allemagne. gis nañ ko am naa vidéo yi. waaw léegi nag moom mooy comme niñ ko waxee rek instant bi moom xeex daal moom moo ci des. parce que gis nañ néewal doole bi nga xam ne nii Macky Sall mu ngi koy def bu baax di dem di jàpp nit ñi di leen fekk seen kër léegi. di leen jàpp far force te kenn mënu ci dara. kilifa yëpp toog ne tekk di seetaan nañu fexe nag ba nag ki ñu tooñoon bu jugee di fayu. buñ ne dafa soxor wala dafa nangam ndax loolu yàgg nañ koo gis. ñuy tooñ nit mu toog di tooñ te moytul ma buqat bu fayeeku. ku ñu yàgg di ko nokk ci koñ. saa bu demee ba fayeeku rek day toj bopp. en tout cas. waaw léegi nag moom yow lu ñu def bu ñu guddal comme ñu bëree ngi ci ligne bi. li ñu waroon a wax yëpp yaakaar naa ne wax nañ ko luñ fi wax rek instant bi waxit la moom daal jéem a xool nu ñu mën a gën a organiser woo. comme itam li ñuy wax ci internet bi gars yi dañuy suivre di dégg suñuy plan di xool. bu ñu wax plan waxuñu benn plan fi mu ne dootuñu waxati plan. wax nañu li ñu war a wax yëpp. booy xam nañu fu ñuy jëlee seeni ay essence xam nañu fu ñuy jëlee seeni ay almet xam nañu ñan la ñu war a target bu leen laal baadoolo yi nekk seen wetu kër yi nañu génn nag ñëpp la nag Sénégal baadoolo borom alal borom néew ji doole na ñëpp génn bu kenn toog sa biir kër parce que ça risque de prendre feu génn leen na ñëpp génn ci mbedd mi. waaw na ñëpp génn te bu xale yi duggee seen kër yi nañ leen couvrir. exactement nañ xam ne seeni doom lañ nañu xam ne ñoom li ñuy xeex pour ëllëg la pour sunuy doom pour sunuy jarbaat pour ëllëg ñu am Sénégal bu naat bu baax parce que ñun ñi nekk ci Europe bi nii bëgg nañoo ñibbi Sénégal naka la ñuy ñibbee tant que demuñ ba am président bu mel ni Ousmane Sonko menebar bi nga xam ne amul benn diplôme. mën a xëy journée 60 000 benn 100 euros loolu Sénégal boobu lañ bëgg kon lan lañ fiy defati bu fekkee Sénégal dina dem nit dem menebaru ki nga xam ne immature la jàngul xamul dara amul diplôme mën a xëy mën a am benn 50 000 wala 60 000 kon ñun ñëpp dañuy ñibbi dem Sénégal toog yi parce que fii dafa sedd waaw liñ mënta am suñu réew nag moo tax ñu ñëw fii toog fi mel ni loolu gën a lu ñu te ci Ousmane Sonko lañ ko yaakaar te kenn duñu ko yàqal nag. am mbaa ñàkk dund mbaa dee live bi cokki la
maa ngi lay siyaar di la gërëm jërëjëf. jërëjëf merci. voilà donc gars yi yéen a ko déggal seen bopp comme niñ leen koy waxee rek waxtaan mi moom defe naa dafa leer ba pare kii dinaa leen indil ndeysaan junior benn doomu Moustapha Cissé Lo la nag. voilà di opérateur économique nekkit ndaw loo xamante ne ni ci gox bi ñu dëkkee ci Touba ñu ngi fay def suñu kéemtalaay kàttan. gars yi may leen ma tuuti may leen ma tuuti rek ma teg vidéo yi comme ça ñu mën koo jàllale may leen ma tuuti nag ñu teg vidéo yi ñu mën koo jàllale voilà. di opérateur économique nekkit ndaw loo xamante ne ni ci gox bi ñu dëkkee ci Touba ñu ngi fay def suñu kéemtalaay kàttan ci lu ñu mën pour développement wu Touba waaw. waaw taxaw seetlu bi ba ci am moom la ci Sénégalais yu bëree am ndax ñu ngi suivre actualité waaye comme yàlla daf ñu natt ñu jël suñu réew dénk ko benn groupe bu bandi parce que maa ngi alerté depuis 2013 ndax ci groupe boobu ñun lañ bokkoon parce que jeunesse bi xeexoon pour indi Macky Sall au pouvoir ci lañ bokk jóge ci Ablaye Wade dem rejoindre ko ci janvier 2019 buñ ko convoqué ci affaire blanchiment d'argent dañ ko tuumaloon. déglu leen man ci ndaw ñu déparé woon suma kër dem ci fan résidence fi mu dëkk ànd ak cortège bi motuñu woon 50 jeunes bi ñuy wuy ji convocation bi. dem central ne ko duñ la fi bàyyi parce que jàpp nañ ne li ñu lay tudd tey dañ la ciy tuumaal kooku tey moo ñëw bañ indi ko au pouvoir ndax ñi fekke woon histoire xam nañ ne tey ki yor réew mi. ku wax mu dóor xët nga tëdd wala mu jàpp yóbbu ci kaso bi ku ne xam na ne bi mu soxlaa réew mi bokkat la woon nit la koo xamante ne nii Abdoulaye Wade ca mbaax ga moo ko créé moo ko formé indi ko bi mu demee ñu tudd ko ci loolu ndaw ñu bëree bëri keroog mën naa nekk li histoire bi lan moo xewoon central lan moo xewoon ci convocation boobu noonu keroog ñu jëlee ko këram ñu jëlee ko ci convocation boobu indiwaat ko këram ci guddi gi la démissionné ñu pousse ko di ko pousse ba indi ko au pouvoir ñu jàppoon ne tey am nañu président boo xamante ne ndaw la dina indi yërmande dina indi négociation dina indi waxtaan waaye ku ko fekk fu boo ko gisee muy dox mi ngi mer mu ngi buuxi lex mu ngi def ay mbir yoo xamante ne nii jàpp na ne adversaire politique waru koo am tey loolu moo indi mbir mi fii ndax ku ne xam na ne Ousmane Sonko tey mooy le chef de l'opposition ndax ki fi nekkoon te jiitu woon ko ci élection yi ñu génn jaay na ngoram tuxu ji na jënd nañ ko tey ma nga ca gan boobu noonu kenn lañ dese muy Ousmane Sonko mais fii ak 2024 Ousmane Sonko ku nekk xam na ne ñi yor nguur gi yor régime bi tey jii duñ ko bàyyi mu libre waxuñu ay accusation de viol mais jàpp naa ne dañ ko tudd ci leneen loo xamante ni du loolu pourtant viol suñ koy tudd yaakaar naa ci ñi nekk ci au pouvoir bi xam na seen bureau yi tey jii transmettre nañ ko ay auberge loolu moo am tey ñi nga xamante ne ay ministre lañ ak i DG ñu ngi jël ay xale di leen jiyal ci seen biir bureau yi man ma convoqué mel ni ci ay preuve ñu ngi jël ay appartement luyee ko defar ko ba mu moderne guddee bëccëg suba ngoon ñu fay fat ay xale yu jigéen pourtant loolu doo mos a dégg ñu convaincre ci am ministre barke dem ci benn télé am na benn kilifa gu mag bu woote ne sama jabar benn ministre moo ko doon def naka sa du noonu mu am ci ay preuve est-ce que loolu suñu ne ko est-ce que jéem a dem def enquête boobu noonu pour jàpp ministre boobu doo ko dégg mais Ousmane Sonko moom comme dafa soxla réew mi yàlla def tey jii nii mu nekk ki nga xamante ni mooy chef de l'opposition loolu la yàlla dogal ci moom lépp lu mu mën a def pour mu gàllankoor ko lépp lu mu mën a def pour taasal dara lépp lu mu mën a def pour jaxase ko ak sénégalais yi dinañ ko def waaye alhamdulilah depuis combat bi tàmbali gis nañ ne Ousmane wéetu ci te gëm naa ne du ci wéet tey dina ci ànd ak ndaw ñi nga xamante ni ngor dëgg jom fulla fayda ak fit mu ngi ci ñoom dinañ ànd ak Ousmane Sonko ci combat boobu noonu du ci wéet kon yaakaar naa débat boobu ku ne mi ngi daw ci plateau ku ne mi ngi wax ku ne mi ngi commentaire mais lenn rek la ñuy xaar justice def ko mooy mu xool digganteem ak yàlla parce que ay ñoom ay jullit lañ su fekkente ne buñ leen di tuumaal ne état bi fi nekk da leen a jënd def ci poosam tey jii dafa dem parce que yaakaar naa suñ demee ak fi réew mi toll bakkan yu bari di rot ñuy jaale sénégalais yi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen i waajur wala seen i am di jàmm fi réew mi toll chaque jour bakkan yi di rot jàpp naa ne waroon nañoo tal leneen lu dul waxu ñàkk fayda Ousmane Sonko viol jàpp naa ne war nañoo dépassé niveau boobu noonu ndëgg sërër mooy li am mooy li wér te wóor dañ na ne lu gën
gën a garaaw viol bii mi ngi fi xam nga ñi nga xam ne dañ leen a jël def leen ay directeur def leen ay ministre jël suñu alal di leen ko fay ñuy jël ay avion jël suñu alal di ci yekkataan ay xale yu jigéen guddee bëccëg suba ngoon musta jib te du jib loolu chaque jour mu am fii chaque jour ñoom ñi nga xamante ni ñoo yor góor gi suñu alal la ñuy jëlee nekk ci ak xale yu jigéen ñi ci hôtel yi guddee bëccëg suba ngoon kon lii jàpp naa ne tey suñu demee ba xool ndax Ousmane jëm nañu koo jaar fu nekk jàllut parce que jàpp naa ne lam nekkoon ak fam nekkoon ay loxoom set na fa kon sacrifié nañ ko wala sànq nañ ko yàgg na waaye comme fa mu jógee amul lenn luñ ko mën a toppee coup rek lañ mën a def coup bi rek la ñuy def mooy jéem koo jàpp suñ ko jàppee dina leen coûter cher te lii maa ngi leen koy wax li ci kanam raw li bët Ousmane Sonko fii ak 2024 heure bu ñu defee ñoom état du Sénégal ñoom ñu nekk ci bopp nguur gi suñ defee ay pexe ba jàpp ko dina leen coûter cher olof Ndiaye dana géwél su nekkee ci xare lu mu jiim feet Macky Sall jàpp naa ne askanu Sénégal ñoo ko suur askanu Sénégal ñoo doyal ci moom askanu Sénégal ñoo bëgg a tàqalikoo ak moom ci jàmm li ko fi dese bareetul li ko fi dese mooy lan mooy 2024 2024 suñu ci àggee ak jàmm ak salaam na ranger ay bagage am moom ak njabootam ak ay xaritam ak andi jàmm ñu dem bàyyee ñu suñu réew ñu xool ki ñu doy ñu teg ko ci suñu réew loolu li ma wax mooy li ma wax léegi rek ndaw ñi nga xam ne jom fulla fayda fit ngor mu ngi des ci ñoom man mi pare naa pour demain pour rentrer di 100 mètres su fekkente ne défendre Ousmane Sonko heure bu ñu ko convoqué man dinaa wuyu ji Ousmane Sonko bi ñu convoqué Macky Sall 19 janvier 2019 ma bokkoon ci ndaw ñu wuyu ji suñ ko convoqué ci histoire ci problème bi man dinaa bokk ci ñuy wuyu ji dinaa bokk ci ñu koy accompagner. Allah 2009 dinaa bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoo koy accompagner kon su fekkente ne képp ku ñu xam ne yaa ngi défendre Ousmane Sonko wala yaa ngi jàppale Ousmane Sonko wala yaa ngi ànd ak moom ci xeex bi dinañ la indil ay galgal man dinaa ci bokk te bëri na ñoo xamante ne nii du jeex Sénégalais yi dañoo sonn dañoo fatigué li fi ne lañ xamul su dee mbirum wëyu mbirum banditisme mbirum sàcc mbirum viol mbirum pédophile soo koy wër seet ko ci ñi yor nguur gi tey jii nii ñoom ñoo nekk ci loolu mais pas les oppositions loolu na leer. voilà gars yi mooy li ma leen wax léegi rek xam nga wax moom nouvelle yu neex rek lañ leen di indil ndeysaan macha allah te dafay neex il faut ngeen xam ne yàlla buy defar day mel ni day yàq lii gone yi laay waxal nag je parle avec les jeunes sénégalais yàlla buy defar day mel ni day yàq yàlla buy defar day mel ni day yàq et seule la lutte libère gis ngeen Macky Sall bu laalul Ousmane Sonko jógeem ci réew mi du gaaw donc yàlla na ko laal Macky Sall ñu ngi lay ñaanal yàlla bul dellu ginnaaw man maa la ko ñaanal yàlla man Tunkara yàlla bul reculer yàlla na yàlla def nga takk sa fit te nga bañ a reculer yàlla yaa allahu please dimbali ñu bu Macky Sall reculer parce que su reculer dina fi toog ba 2024 te bu boobaa les Sénégalais vont souffrir pour 3 ans de plus yàlla na Macky Sall jàpp Ousmane Sonko tey ci guddi parce que loolu bu ko defee nguuru Macky Sall li ciy def benn semaine la wala ay fan comme ça ñu tekkale koog moom une fois pour toutes Macky Sall li la fi dese bareetul tes jours tes heures sont limitées arrête jour tes heures sont limitées boo delloo ginnaaw rek yàlla bul fanaan yàlla na nga gaaw a dee boo reculer rek yàlla na yàlla jël sa bakkan yàlla bul reculer nag yàlla na nga gudd fan boo fi toogee boo attaqué yàlla na nga gudd fan te wér mais boo reculer rek yàlla na yàlla gàttal say fan ñun ñaanuñu yàlla nga reculer parce que boo reculer du ñu mën a yegg ci yow boo reculer du ñu mën a am alibi xam nga alibi duñ ko mën a am du ñu mën a am excuse pour yegg ci yow nous n'allons pas arriver soo delloo ginnaaw tey journaux yëpp naan wala Macky bàyyi na Sonko xale yi seddal leen réew mi wala bu leen taal réew mi gis ngeen Macky dellu na déedéet bëgguñu loolu boo delloo ginnaaw di nga fi toog ba 2024 yaag sa sàcc yi ñun dañu bëgg nga ñëw tey nga laal Sonko tey ñu téegal sa ndey tey coow li jeex tey lañ ko bëgg boo ñëwul wallahi nga xam ne ñun lu ñuy ñaan ci yàlla yëpp suñu ñaan du nangu ñun boo ñëwul suñu ñaan du nangu
ñun dañoo bëgg nga génn vive Macky Sall sort et allez attraper Sonko ndax ñu mën a tegal sa ndey ñun dañoo yàkkamti nous on est pressés les Sénégalais sont pressés Macky ñun ñëpp takk nañu suñu ay bagages Macky ñun ñëpp takk nañu suñu ay bagages laaj ma ñi ma xam ne leen ndax yéen a ngi gis Tunkara va demander ceux qui me connaissent ne leen ndax yéen a ngi gis Tunkara dama laaj leen Macky takk nañ suñu ay bagages fi may wax ak yow nii oto bi rek la nit ñi gis waaye xamuñu sax ni ma la jegee wala ni ma la soree on est très proche de toi ñun ñëpp ñu ngi ñëw on va tous arriver sur toi ñun danañu yegg ci yow duñu tàggoo duñu xaar duñu dellu ginnaaw on va arriver sur toi te musuñu laa dig te livré wuñu la liñ la dig tous les promesses qu'on t'a fait on les a livrées les amis je vais faire 3 minutes d'anglais et 3 minutes de français ngeen jéggal ma faute su amee ci français yi waaye dinañ ko dégg voilà dinaa def 3 minutes d'anglais 3 minutes français pour jël l'opinion internationale témoin good evening. So, my name is Usman Tunkara, and I'm currently in the United States of America. Today is February 19, 2021, and the reason for all this, for this message today, is we're taking the world witness. I came from the country of Senegal, and our leader is Macky Sall, and Macky Sall is someone who's known to be a dictator since the day he's been elected into power. Now today, Macky Sall has accused his only opponent, after has eliminated all his opponents, the usual suspect, he has accused his opponent of rape. Now how he said the rape took place, he said his opponent went to rape a young lady in a massage place while everybody is in the massage place with no scream. Every time he says his opponent went into the massage place, he carried 2 guns, put them in the head of the masseuse and raped her and went home. He repeated this procedure 4 times and also stated in his allegations that when the opponent went to rape this masseuse, he actually sent her a message to say, I'm on my way to you to rape you. Now, I don't know in what world we live in, but I'm sure all of us that has common sense came back to those realities to know that a dictatorship is a very dangerous disease. Now the youth of Senegal is ready to set the country on fire if Macky Sall touch this opponent. So we are taking the world witness that whatever happened in Senegal today is orchestrated by the president of Senegal, which is Macky Sall. He's provoking the opposition, he's provoking the youth, he's arresting people, he's hitting people, he's torturing Senegalese citizens, all in the name of him wanting to have a 3rd term, which is banned by our constitution. Macky Sall is a young Senegalese who was born in Senegal, raised in Senegal, educated in Senegal, came from a very poor family, was given an opportunity to lead the country. Now he has driven the country to a total dictatorship. The reason why I said this in English is so we have this in our archive and we can hold the world witness that whatever happens in Senegal is started by Macky Sall. Senegal is a sovereign democratic country before Macky Sall has taken that country's power. And the world is our witness. And thank you so very much. I'm going to say the same message in French. Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le 19 février 2021. Donc, ce message est lancé pour prendre le monde en témoin. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, comme connu par le monde, a accusé son seul opposant, Ousmane Sonko, de viol. Maintenant, je vais expliquer ces scénarios de viol comme l'ont décrit le président de la République, Macky Sall, dans sa plainte. Macky Sall a dit que le président Ousmane Sonko a violé une fille masseuse. En le faisant, il avait 2 armes. Et il a répété cette viol 4 fois dans le même endroit, dans une maison où les personnes sont présents et personne n'a entendu cette fille crier.
Macky Sall nous dit que Ousmane Sonko a répété cela 4 fois et il l'a fait tous les fois qu'il l'a fait, il a 2 armes avec lui. Donc, non seulement Macky Sall nous dit aussi que Ousmane Sonko a fait ses viols, mais à chaque fois, il a envoyé un message à la masseuse pour la dire qu'il était en chemin pour venir la violer. Seulement à la 4e fois, comme ils le disent, comme décrit, Macky Sall a envoyé une 4x4 noire avec un chauffeur d'un membre de son parti pour venir chercher cette fille et l'amener à l'endroit de la section des recherches avec une plainte qui a été rédigée avec une avocate qui est la seconde femme cachée du ministre de l'Intérieur du Sénégal, Félix Antoine Diome. Et maintenant, Macky Sall nous dit que Ousmane Sonko sera arrêté et il sera traduit en justice. Et on prend le monde en témoin. Si Macky Sall touche à Ousmane Sonko, les jeunes Sénégalais sont prêts à mettre le pays en feu. Donc, si le Sénégal est en feu, c'est à cause de Macky Sall. Et si le Sénégal n'est pas brûlé, c'est à cause de Macky Sall. Maintenant, nous prenons le monde entier témoin pour savoir que le Sénégal est en danger. Et ce danger a été provoqué par le président Macky Sall. En bon entendeur, salut. Donc, sama frère ak sœur, bëgguma message bi sori torop ci biir live bi, dama nekk mu nekk ci fin bi. Comme ça, doomu aadama yi mën koo jël partager ko ak pays voisins yi pour ñu mën a dégg message bi bu baax. Donc nañu yemale fii waxtaan bi tey incha allahu rabbi ba suba. Suba dinaa jéem a invité Cheikh Issa Diène ak suñu frère Sankariste, Tanor Sankariste. Incha allah dinañu def benn plateau à 3. Bu ñu accepter invitation bi et je vais aussi contacter notre frère Bala Moussa Fofana mu am yoo xam ne moom it dinañu ko mën a leeral incha allahu rabbi loolu bu amee di ngeen am plateau à 3 bu soobee yàlla wala plateau à 4 ñu ñëw yaatal waxtaan bi bu bare pour patriotes yi yëpp mën a jot ci message bi donc foofu la ñuy yemal ma waxtaan bi tey wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tout le monde.